moom nu mu tudd. bii mooy Saint-21 moom tam tey ay 21 laa la indil après bis dinañ def émission ma wax la formule parce que dafa am ay formule H07 formule la bee passé dugg nañ ci formule C15 21 24 yu ay formule la parce que formule yooyu foo mën a dem ci àdduna boo ko calculer ci ay réaction ci lépp loo xamante ni formule la boo defee say calcul def ko protocole teg ko boroom xam-xam bi nekk Chine dana nangu ne parce que su fekkee formule la dafa am ay acide dafa am ay produits yoo xam ne ay principes actifs yoo xam ni noonu lañ leen formuler ay formulaire la formulaire yooyu nag mooy nangam ak nangam ak nangam bu ko defee nag code yooyu ñëpp a koy xam ci àdduna ñu xam formule yi xam ni effectivement suñ nee sesquiterpène suñ nee josquinone parce que kii am na josquinone waaw josquinone dafa garab mës nañ waxtaan garab bu ko bëri donte muy alom mais basam du moom basam du moom kii basam pliostigma la réticulatum wax nañ ko ngi gis moom pas ci côté bët ngi gis mën na ci bët mën na ci leneen mais ngi gis ci côté articulation ak liquide synovial xam nga articulation arthrose xam nga ñi nga xam ni surtout si jigéen ñi nga xam ni wala sunu yaay yi nga xam dañu am problème mu arthrose nga xam ni diggante seen ñaari yax yi xam nga nit ki diggante ñaari yax yi dafay am cavité synovie dafa am ci diggante ñaari yax yëpp ay mën naa ko wax ci ndox moo xamante ni liquide la moo xamante ni mooy tax ñaari yax yi du ñu jonjante ba du metti yaa ngi dégg su fekkee ñaari yax yi nag dañuy jonjante bu ko defee nag loolu day indi ay frottement day metti tànk yi di neewe kii ñu am problème mu arthrose ak articulation yi di metti ak rhumatisme léegi nag pliostigma réticulatum bi muy ngi gis mooy baasu garab bi gis nga garab bi nit ki su koy jëfandikoo te am arthrose wala muy am ay douleur articulaire maanaam fii yàq yi daje muy metti su jëlee garab bi dafay mel ni ku naan ay corticoïdes c'est-à-dire dafay yëg tan à la minute fekk ni produit la bu naturel moo tax produit la boo xam ni ñi nga xam dañu am problème arthrose parce que garab bi ma koy njëkk a liggéey as jus laa ko tuddee woon dafa amoon lu tax mais biñ demee ba ma xam ni dama soxla liquide synovial boobu di jeex ak cavité yooyu nga xam ne dafa am synovie te yax yi extrémité ñaari yax yi di fa daje ma bëgg loo xam ne nit ki su koy naan maanaam frottement boobu dootu ko am te nit ki dina gën a tan moo tax ñi ma koy jox ñëpp mag bu ñëwee fii yor beeke wala seen tànk yi neew yi buñ ñëwaatee mu leen joxee garab benn ñaar en général buñ ñëwee dañuy sax gis ni da ngay gis ku daawul julli ne la ah sëriñ bi léegi man li ma jaaxal damay toog di julli garab la boo xam ni moom expérience am ak protocole am ak ñiñ ko jox ci essai mat na plus de mënuma la wax ay junni nit la garab bu ñu yàgg defar la xëy na léegi différence bi mooy dañ ko gën a moderniser sellal ko respecté waat dosage yi ba pare lépp ñu formuler ko tënk ko ci ay ordinateur tënk ko ci ay kéej ba nga xam ni maa ngi ciy waxtaan ak ay kilifa yoo xam ni loolu yëpp bëgg nañ Sénégal jëriñoo ci parce que bul fàtte ni problème mu arthrose problème mu mag ñi nga xam dañuy bëgg julli di toog ci chaise dafa bari te garab yi leen di faj en l'espace de 2 semaines ñu mën a toog di julli c'est très facile te ngi gis jafewul bu ko defee nag nit ki da nga koy defal benn traitement il faut ñu xam ni garab il faut nga spécialiste mën ko fi ñu toll nii lu ñu gën a dem ñun ci garab di gën a bind di gën a changer formule yi di ko gën a doxal di ko gën a améliorer yi ay garab la yoo xam ne tey soo juumoo naan lépp du la def dara à part jaare du def dara amul zéro toxique la ba pare c'est bien dosé ba pare lenn lu ci ne dafa équilibré wu dina am bis ñu teg table est-ce que il faut ñu bu ko defee borom xam-xam yu mag yi gis ni formule sangam ñoom xam nañ ko waaye ñi xamul xam luy formule ak nu ñu formuler suñuy garab ba nga xamante ni
ñeme nañ ko jox ñeme nañ ko yóbbu OMS ñeme nañ ko yóbbu Nations Unies kenn ku ne mën nañ ko xool te dañ lay jox kéej boo xamante ni professeur bi gën a mag ci àdduna mënu ko teggi parce que xam-xam 1 plus 1 égale 2 rek la mën a doon. mënut a soppeeku benn yoon mënut a soppeeku benn yoon bii nag moom bi ñuy gone daañu couleur bi mun la jox xobu loore yu ñu baxal wala xasum xay bu ñu xooj. waaw yooyu yëpp de moom dina joxe couleur bi waaye xam naa ne du ci benn parce que bu dee xay ndoxum xay moo gën a diis bu dee lora am ndoxam moo gën a diis sang bi li ban composition la bii. bii dina xaw ma xëy na dinaa la nëbb xonkaay bi ndax xonkaay bi gis nga même boo jëlee les médicaments chimiques di nga gis ñu jël benn garab bi saf orange wala mu xonk dafa am lu tax. moo tax composition dafa am solo garab bi base bi Sclerocaria beria la waaye Sclerocaria beria mooy béer waaye man kok waro laa ko tuddee garab bi kok waro waaw bu la neexee nag kok wara wala kok waro li tax ma tuddee ko parce que Sclerocaria beria day garab goo xam ni xam nga lu raar rek am solo moom dafa bëriwul ay mboq. waaw béer amul Sénégal mboq beneen mboq moomu am Kenya la ko am muy kog wara léegi nag moo tax indiwuma formule bi donte am na formule am na base am na luñ ci liggéey lu baree bari mais pour kog wara woowu di mboqam te raar ma tuddee ko kog wara parce que garab googu tamit kog wara dafa bëri ay principe actif yu mu moog béer ñoo bokk lu bari waaye kog wara dafa bëri lu mu am te béer bi amu ko léegi nag xonkaay bi du ma la wax lan moo ko xonkal waaye acide aspartique xëy na bu ñu demee ba sama yaram tàng naa la ko wax acide aspartique rek laa soxla woon ci composition garab bi pour mën a def réaction bi ma soxla ci hypothalamus su nit ki pour mën a def réaction ci hormone estroïdienne yi ngir lan garab bi dafa baax ci ñaar benn ci góor ci lan ci xelam sédatif la anti-stress la dafa baax ci góor ci wàllu sëy bu baax waaye itam dafa baax ci góor joo xam dafa am infertilité maanaam mënul am doom wala dafa am hypospermie maanaam ndoxam pas wallax njaani parce que nit dafa am ndox muy sperme am wallax njaan mi nekk ci biir ndox mi maanaam géej ak jën ya waaye nag bu géej gi amul ndox jën mënu fa ne léegi nag garab gi acide aspartique la ak acide arginine di nga dem ci les médicaments organiques dañ lay génneel 100% loo xam ne acide arginine kese lañ ko defaree man nag acide arginine bu naturel bu nekk ci Sclerocaria beria garab bi kok wara laa ko tuddee parce que lenn dafa am acide arginine dafa am acide aspartique bi dana tax góor gi gën a am cawarte mais acide aspartique bi dafay stimuler hormone estroïdienne yi nga xam ni ñooy nekk ci ñaari waa yàlla yu góor ki ba mu mën a produire sperme ndoxum bu am solo waaye mën a produire itam ay wallax njaan yu doy su fekkee ku góor ki dafa am problème wallax njaan ci wallax njaan woo xam dafa doyul naan oligo wala asténospermie ça dépend wala tératospermie mu am malformation ci bopp bi wala yooyu garab gi dafay dimbali loolu muy acide aspartique bi ba ku góor ki mën di produire su fekkoon ni dafa am ndox mu néew da koy stimuler hormones yooyu estroïdienne mu mën a maanaam mu mën a gën a produire moo nga mel ne rek teen wu amul ndox nga mën ko gasaat ba ndox mi gën a bari loolu mooy benn mais en même temps itam mu mën a tax wallax njaan yi nekk ci biir gën a bari kooku mooy acide aspartique moo tax garab bi góor gu mënta am doom te loolu def nañ preuve yi fii tam mun a bu ko utiliser dafay soxnaam day mën a jël ëmb bu fekkee ni soxna si amul problème bu defee ay test ñu waxoon ko da nga am tuuti problème mu wallax njaan mu néew daf koy yokk te nit ki su koy jël lu bari
day sentir ni man yoom dafay yokk te dafa amaale vitamine E tocophénol boo xamante ni itam dafay dimbali ci qualité baaxaayu bi nga xamante ni mooy wallax njaani muy benn kon garab gi muy kok waro baax na ci góor boo xam ne dafa am problème fécondé ak yooyu. dara gënu ko ci boo xoolee. li tax ma posé question bi wallahi dafa matul sax ayu bis am ku jooytu loolu dem ci ay nit yu bëri bëri te mu nekk sama mbokk ma ne ko njoxt naa ne ci garab yi ñuy def day lu nekk nga ci ndax lépp naturel te tegu na ci wàllu xam-xam moo tax ma laaj la ko parce que dañuy waxtaan ci moom ci. non effectivement dafa c'est-à-dire li may wax. ñi nga xamante ni ci wàllu beleen feetu faj lañ nekk ma prouver leen ne acide aspartique acide arginine bii dafay mën a tax nit am do mais base garab yi ngay fajee lépp c'est ça parce que boo stimuler nit ki ba mu mën a produire sperme bu baax mu mën a am tamit ay wallax ngaan yu normal te doy bu ci yàlla àndee ndax yàlla mooy alwahaabu nag mooy joxe doom te yahabu liman yashaa'u inaasan la mooy jox ku ko neex doom waaye un peu partout ci Sénégal ay junni nit dañuy utiliser garab bi c'est très efficace ci wàllu góor waxuma jigéen de garabu jigéen yi mooy H44 yi waxoon nañ ko ci bële moo gën a wax mais kii góor goo xam dafa am problème mu fertilité mais H44 infusion la woon nekkagul ci butéel est-ce que bio Kenya ñu ngi ci xalaat def ci butéel. waa bio dafa pratique. H44 bi li ci jigéen ki war a naan ak composition am dafa compliqué ba il faut industrie pour mën ko produire te yii am na beneen garab boo xam ni C50 laa ko tuddee pour jigéen la bouteille la mu ngi fi parce que kooku jigéen ki su gisee règle am la koy commencé naan. ñi ñëw fii ñëpp xam nañ ko su ma la defalee traitement 6 semaines chaque mois da ngay ñëw jël si bouteille boobu ñëpp xam nañ ko mais kii aussi dafa am garab muy acide arginique dafa am garab doo ci abuser nit ki su ko naanee 2 semaines fi ñu toll ni kii dama koy traité góor ak jabaram ci seen moment maanaam ku góor ki su ko jëlee premier jour règle jabar ji dama ko koy yóbbul ba 19e jour mu arrêté ko. ma jox ko ay lekk ay xeetu lekk yu muy lekk ci këram boo paree lii ak lii ngay lekk parce que lii laa soxla ci yow te ci lii la am bis bu ñu demoon ci marché ba wala nga indil ma fa ay suppame ak xeetu toog dinaa la wax benn bu ci neen li muy faj ak li muy dolli góor wala ci jigéen wala ci nangam donc garab la boo xam ni c'est très efficace ci góor goo xam ni mënta am doom wala même bu fekkee ni mës na am doom parce que góor dina am doom am fukki doom ñaar fukki doom jekki-jekki du mënati am doom dootul mën a produire lu bari kii itam moo ci gën a baax ndax acide bi ci nekk ak composition yi ñu ci def ci acide arginine ak d'autres médicaments moom gisaguma ci àdduna ci xam-xam lu ñu boole lu mel nii lu mën a jox nit doom lu ko ëpp doole parce que dafa laal soo demoon ci xam-xamu tubaab bi malheureusement du ma mën a dugg ci loolu garab sàngam bëgguma tudd ci xam-xamu tubaab bi ak garab sàngam ngay boole pour mën a am lii kii c'est un médicament extraordinaire boo xamante ni ku yàlla dogal nga traité wu ko si wàllu wér-gu-yaram da ngay gis bonus ak loo xam ni dafay nekk ak cawarte. lu am solo la pour fàttali leen ni liggéey nañ ko liggéey boo xam ni ñi nga xam ne xam nañu ko di ko jëfandikoo ñi ci ëpp sax bitim réew la ñu nekk pratiquement li ci waa Sénégal di jot bariwul parce que sang bi jotam mayu ko sax mu mën di ci liggéey li nga xam moom la sénégalais soxla li ëpp dañ koy yóbbante ñi nga xam ni xam nañu ko ci wàllu bitim réew ñi nga xam ni dañuy am ay jafe-jafe ci wàllu am doom wala góor ñi nga xam ne xëy na mun nañu am ay jafe-jafe ci nit la ñuy nekk waaye nag stress sax wala am soxla te fajoo ko donc mun naa tax nit ki am ay jafe-jafe lépp nag lii daf ciy dimbali nit ki. dafa mel ni tënk nga sama wax effectivement di nga traité nit ci benn garab traité si téeméeri nit 90 yëpp am satisfaction 10 yi am xat-xat li ci baax moo nga étudier waat nit ki xool ay analyse am xool léppam xool addunaam boo formulé waatee yeneen formule rek
nga mën ko am ni nga ko war a amee loolu ça dana am mais li am solo mooy nga xam ni garab sàngam nangam ma ci nekk xam nga wax naa la acide bi ci nekk acide arginine moo ngi ci li may wax alhamdulilah médecin yi tey faj ci wàllu njaboot danañ comprendre mais noonu la baax itam loolu nag bëgguma sax ñu si débattre lu bëri acide arginine noonu la baaxee itam ci wàllu ngóora da koy dimbali ci kanam ndax dafa am moom dafay dimbali ndax nit ki su fekkee ne acide arginine bi yaram bi da koy soppi après oxyde nitrique boobu mën a yaatal vaisseau yi wax naa nañ ko am na waxtaan bu ñu waxtaan ma la dafay dilater vaisseau sanguin yi te xam nga su fekkee ni d'ailleurs sax am na ay américains yoo xam ni mës na maa waxtaan ak ñoom nangu nañ ne acide arginine bu ko nit ki utiliser lu tolloog 5 milligrammes par jour dafay yokku ngóoraam ñoom nangu nañ ko ay borom xam-xam lañ sama jamono ji ma dem Amérique ma waxtaan ak ñoom ci wàllu acide arginine ak garab yi dañ ko soppoon lool donte projet boobu mujjuñu ko sottal parce que acide arginine bi dafay yaatal vaisseau yi moo nga mel ni rek benn tuyau bu xat boo xamante dafa war a jàllale ndox te su xatee nga yaatal ko ndox mi dana gën a jàll bu ko defee nag ngóora moom du dara lu dul xel ak xol ak deret léegi nag acide arginine bi dafay yaatal vaisseau sanguin yi deret ji xol bi mën a pompe deret ji bu baax mu jaar ci vaisseau yi dem ci awra nit ki mu am érection. kon lii sang bi même bu fekkee nekkul problème mu am njaboot am doom par exemple mais ki nga xam ni mu ngi commencé sentir ci boppam néew doole mun nay jëfandikoo kinéa bi. bu baax sànq Dakar bi nga doon wax ku bëgg aphrodisiaque am na benn façon composition boo xam à base mais kii yii dama lay wax c'est des produits yoo xam naturel amul benn produit bu naturel boo xam ni da nga koy naan tey mën a tey parce que li boo xamee luy acide ak ni muy liggéey ci c'est-à-dire au fur et à mesure ngay dem muy mën a jox yaram bi li mu manqué di ko jox apportam parce que dafa am lu muy soxla ci acide arginine boobu par jour ba mu am quantité suffisant yaram bi tam mën a liggéey li mu war a liggéey mais apport la yow sa nit ki yaram da ngaa soxla énergie soxla ay protéines soxla ay lipides mais journalièrement lay ñëw di ñëw soo toogoon ay fan utiliser woo ko quelque 2-3 jours doo ko yëg mais soo ko bàyyee di utiliser apport yooyu nga xam ne sa yaram soxla na ko mu indil la tawat boo xam ni faw ñu defal la injection ci loolu wala jox la loo xam ne chimique lay doon pour yaram bi mën ko amaat. D'accord. kon nit ki doomu aadama yàlla bindee na ko noo xam ni mat na léegi nag dafay am ay manquement yoo xam ni lii la tudd loolu ngay dolli ca yaram ba mais nag da nga koy dollil mu koy jël yaram bi di ko jël ba doyalaat si parce que su fekkee nit ki am na problème mu nangam. nga jox ko benn acide buy liggéey ca loolu mënu ko liggéey ci xef xippi affaire yi du affaire lu charlatan du affaire tariyax xam-xam la xam-xam nag sëriñ bi dafa am yoon gis nga feeg sa dëkk bi nu mu tudd Babel soo fa doon dem mais amul benn affaire boo mën a def ba def fa xef xippi même boo jëloon avion dafa am lu mu laaj dafa laaj décoller attirer wàcc taxaw c'est la même chose malheureusement nag man moo tax damay bëgg mais borom xam-xam yi nga xam ne ay ingénieur lañ tey am na ku ma ci recevoir xam ne ay borom xam-xam lañ ñoom dañuy accepter faju ci bio ci nangam parce que da nga xam ni lii lay jur bu ko defee nag nga mën a wér bu ko defee nag ñu xam ni nit ki lim lay faj traitement ci xam-xam faj la li xam-xam nangu dañuy xam ni kii day wér parfois nag yàlla rek mooy dogal mais ce qui est sûr ci lu xam-xam mayee nga xam ni produit bi lii laa ci def lii moo ci nekk te lii ma ci def amul kenn ku mën a faj ku mën a génn lii kon nga xam ni vous avez les meilleurs produits moo tax Biokinéa amul produit actuellement ci bio waxuma Sénégal ci àdduna bu ko mën ci composition mën nga ko mën ci doole ñu nekk Chine wala Australie mën nañ ko mën ci ay machines yu bëri mais ci formule parce que li ma bëgg mooy formule yi bu ma demee ba protéger ko
mais bu ko Sénégal utiliser wul bu ma gisee benn chinois wala benn indien bu ma ko jaay ma jaay ko ko. lu mën a nekk la te boobaa suñu pertement lay doon ce qui est sûr et certain ko xam gëstu yi nga xam ne am na ci ko xam li ci nekk ci wàllu xam-xam ak certitude bi mu am parce que wax naa leen ko sànq tëbuñu tëb ngeen gis bouteille ak ndox gis ngeen ñu ay série yu bëri ñu nekk ci àll bi bis bu nekk ak garab bi ñuy waxtaanee génn xob bi décortiquer li ci nekk ci xam-xam xas bi branche bi ci boppam xànc bi ak reen bi bii dañ koy wawal bii duñ ko wawal bàyyi wuñu benn détail ba ci sax garab bi infusion bi moo gën wala xooj ko moo gën maanaam lépp wax nañ ko ci wàllu garab léegi nag garab yooyu nga xam ni dañ ko natt mu méngoo ak yéen li leen di dal muy amradul asr muy feebar yi xew ci jamono buñ ko composé nag defar ko ba mu baax nag mu nekk loo xam Sénégal moo ko moom muy cabinet médical bu bio Kenya di defar lu am solo lii ci ndimbalal sëñ Gora Seye mi nga xam ni moom yàlla xam na ni nekkul sax ci loxoom xam-xam bi donc la nit ñi la ñuy exploité di ko utiliser xam-xamam rek pour yéen jariñ leen ko ndax bu ngeen ko soxlaa tey am na ñeneen ñu ngeen di jot am na ñeneen ñu leen koy indil waaye li mu dajale ci wàllu xam-xam ci wàllu bio bu ñu ko mënee bénéficier woo mu law dem ci njaboot gi defe naan lu kenn dul rëccu la. ok Mouhamadou Mansour ñun tam ñoo ngi lay gërëm ndax liggéey bi tam am nga ci wàll te chaque fois yaa ngi xool waxuma la luy jëmale liggéey beeg lu jëm ci askan bi ndax loolu seede nañ ni lu la ñor la kon ñun tam ñoo ngi lay gërëm tey ñaan yàlla defal ñu lépp lu ñu fi wax rek mu nekk njariñ te produit yëpp nekk produit yoo xam ni ku ko jëfandikoo yàlla mën la wéral wàcc ak saafara sa kaw ma fàttali na am na ay xeetu machine yoo xam ni ñoo ngi ko waajal ci wàllu tee yooyu am na yu si disponible sax waaye am na si yoo xam ni ñoo ngi koy waajal pour mu gën a baax ci askan wi dinañ gën a yaatal nii nag ba nga xam ne fu nit nekk ci Sénégal boo ko soxlaa nga mën a dem boo demee campement di nga fekk foofu garab gi boo demee fee di nga ko fekk parce que nekkul garab yoo xam ne rek lu ñuy ñëw sol la nii waaye xam-xama ko tënk ci niñ koy defaree ci procédure yëpp mu respecté ay normes loolu itam dinañ fexe yaatal ko ba Sénégalais bu ne tey boo woowee Mouhamadou Mansour soxla bio Kenya nga mën ko jot facilement te doo si sonn ba pare lépp loo xamante ni mooy mode d'emploi yi ak organisation ba ak les conseils pratiques yu muy àndal lépp incha allah dinañ ko ci boole asalaamualeykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah kon bio Kenya incha allah comme ni ko sëñ bi waxee dina yaatu Touba Kaolack Ziguinchor Dakar Mbour fu nekk bëgg nañu ku ci soxla doo sonn ngir jot ci ndax xam nañu ni moom mooy solution. xam nañu moom mooy solution parce que ci garab gi ñuy dund di ko jox suñuy oxygène moom itam mu ñu jox oxygène ñu koy jox suñu oxyde de carbone ci la ñu ko defaree kon moom moo ñuy faj kon moom mooy solution mbokk ñu ngi leen di sant bu baax ala husni istima'ul mutaabaa xam naa ni dinañu dellu soit incha allah beneen numéro aljuma bi ñu dëkkmal ci lépp li ñuy waxtaane doon luy méngoo ak li tax ngeen di am xayaatu tayiba xayaatul mutmainna assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu